rencontre Thiès bi mooy rencontre la boo xam ne daal li ci am solo mooy citoyen bi lañ bëgg a mettre ci diggu préoccupation yi nga xam ne muy relative ci budget parce que budget suñ ko gisee dañuy foog ni dafa xaw a ésotérique daal ndax li muy mbuuboo daal moo xaw a doy waar ba nga xam ne citoyen moom yenn saa du ci gis boppam suñu waxee yenn chapitre yi ñu wax yenn éléments yi moom déjà loolu du mën comprendre léegi nag il faut moom muy tàmm di ci waxtaan il faut ñu renforcer ay capacités am pour que moom mu xam ni que lii daal moom moo lal développement et que loolu war na ko comprendre intérêt atelier bi yëpp loolu la d'abord moom mu nekk yitteem et puis mu xam ni moom war na ci bokk loolu nag ñu ngi koy def ak ay partenaires yoo xam ni ñoom dinañ ñu dimbali ci mbir mi mooy société civile su ma nee société civile réseau citoyen pour la transparence budgétaire mu ngi ci ñu ngi koy def ak partenaires yu mel ni assemblée nationale partenaires yu mel ni haut conseil des collectivités territoriales ñu mel ni OFNAC ñu mel ni bureau organisation et méthode donc ñooñu ñëpp aussi ñu ñuy jàppale ci seen wàll bi ñu nekk donc ci Cour des comptes aussi ci wàll bi ñuy yor cër bi ñu yor ñu ngi siy jàppale ci sensibilisation bi. waaw déjà mooy ñu miin ko parce que loo miin rek doo ko ragal parce que secret bi nekkul feneen ci miineel bi déjà ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci développement yenn saa ñi nga xam ne ñu ngi ci yenn instances yi ñoom waruñu dugal mystère ci mbir yi donc loo miin déjà loolu dina xaw a oyof ci yow léegi nag li ci des aussi mooy wàcce ko ci suuf wàcce ko ci suuf mooy nga jógee niveau national nga ñëw niveau régional nga jógee niveau régional ñëw niveau départemental nga jógee niveau départemental nga dem niveau communal après nga dem au niveau local loolu yëpp ay instances la yoo xam ni dañuy permettre citoyen bi moom mu xam ni muy. ñu genre budget yi parce que ñoom ñoo gën a saytu affaire budget est-ce que. formation bi ñoom. waaw ñoom ci seen wàllu bopp ñu ngi def seen i formation bopp mais ñoom seen wàllu bopp mbir mi budget bi déjà ni ñu koy defee rek nañ koy def d'abord ci commission ensuite ñu jox ko ñeneen ñi ñëpp xool ko donc ñoom fu mu toll nii vraiment am nañu habilitation mais aussi am nañu expertise ci budget te loolu mooy tax aussi soo xoolee bu baax budget Sénégal voté wuñ ko n'importe comment donc dañ koy techniciens aussi dañ koy préparer ñoom aussi am nañu ay techniciens yu leen jàppale ba nga xam ni assemblée nationale moom dafa mës a nekk ci renforcement de capacité et ñu ngi ci démocratie mooy tey da ngay def benn jéego suba nga def benn jéego ñoom aussi ñu ngi ci loolu ba nga xam ni au moins mën nañu wax ni que ñun au Sénégal en tout cas institution yi ñu am yëpp institution la yoo xam ne ñi fa nekk xam nañ léegi nag ku nekk nag yow sa jaamu yàlla mais nit ñi xam nañ te ñu ngi def ay jéego ci li ñuy def léegi nag critique mënul ñàkk insuffisance mënul ñàkk loolu c'est la vie des nations moo mel noonu mais dañuy jéem a améliorer lu nekk aussi ñun suñu ministère ci loolu lañ nekk cadre gouvernance yi la ñuy xool réfléchir si politique de gouvernance bi lii ci la bokk donc citoyen bi nan la mën amee information citoyenne te assemblée suñuy voté budget ouvrir nañ ñoom seen débat à tout le monde ku mu neex rek mën nga ñëw toog nga assister donc soo jëlee communes yi aussi ñoom ñu ngi ci ay affichage donc fu mu toll nii moom évolution juridique yi may na ku nekk te loolu depuis bu yàgg ñu xam mën aussi bind li nga war a bind mën ñaxtu li nga war a ñaxtu donc Sénégal moom ci côté boobu du li ñuy wax li ci des nag mooy ku nekk rek fi nga nekk yow yaay def li ci war ku nekk aussi li ngay critiquer na fekk yow nga njëkkee ko donc nga njëkk ko bañ a def daal loolu nag moo fi nekkul souvent ci Sénégal. Oumar El Foutiyou Ba secrétaire général Oumar El Foutiyou Ba secrétaire général du ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance. Donc je m'appelle Amadou Kanouté et je suis le directeur exécutif de SYCODEV Afrique et le président du RCTB, le réseau citoyen pour la transparence budgétaire. waa ci wolof li ñu fi dajale tey lu dara lu mooy daal di tàggat ñi nga xam ne ñooy liggéey ci affaire budget fii ci Sénégal ñun nag ñu ne RCTB li ko soxal mooy ñu fexe daal di ñaax citoyen yëpp ni leen benn réew mënta am ab développement mënta suqaliku te ñun ñi nga xam ne ñooy doomu réew ma jëluñu suñu dërëm daal di koy dugal daal di ne budget bi man maa contribuer lii maa joxe lii pour que ñu mën a gas teen fii pour que ñu mën a samp hôpital fii pour que ñu mën a tabax ay école fii ak fële kooku mooy li ñuy wax citoyenneté fiscale maanaam ku ci ne même ci biir kër ku ci ne bu weer wi dee da ngay am loo xam ne da nga koy jël daal di koy joxe daal di ne papa lii sama contribution la ci nit ñuy dundee ci biir kër loolu nag bu ñu xasee ba def ko def ñuy may sañ-sañu
ñu daal di am sañ-sañ bu toll ni ñu daal di taxaw daal di ne waaw suñu dërëm bi nga xam ne dugal nañ ko ci biir kër gi fan la jaar fekk ñun ñu mën a gis suñu bopp su boobaa ci biir budget bi loolu mooy ñaareelu tànk budget loolu mooy ñaareelu tànk alal boo xam ne ñëpp a ko bokk naka lañ mën a fexe bu ñëpp gi ci seen bopp te mu jaar ci kaw yoon boo xam ne ñëpp dinañ ci mën a teg seen loolu nag ñu ne pour que mu am il faut que ñu daal di fexe ñaax nit ñi benn la mais aussi tàggat leen développer seen capacité ba nga xam ne dañuy xam naka la ñuy suivre budget ca njëlbéen ba ci càppaandaw la loolu mooy le suivi budgétaire citoyen bi nag moo ko wëgg a def pour que mu def ko nag bu ngeen xasee ba tàggat ko ba mu xam budget naka lay demee fan lay jaar ba yegg ci ñoom ñu ne il faut que ñu samp li ñuy wax ay groupe yoo xam ne ci département yi ci collectivité territoriales yi il faut que ñu samp ay li ñuy wax des groupes de suivi budgétaire maanaam groupe citoyen yoo xam ne seen liggéey du dara lu mooy saytu budget ba bañ ko voté assemblée nationale ba na muy yeggee ca gasum teen ba ca dëkk bi nga xam ne foofu lañ wax ne war nañ fa gas teen suñu liggéey ci RCTB loolu la ñu ànd ci ak ministère ànd ci waa assemblée nationale ànd ci ak waa autorité des collectivités territoriales yeneen institution yaa ngi fi waa agence de la CMU ñu ngi fi waa OFNAC ñu ngi fi dégg nga yeneen institution yu bëri ministère ñu ngi fi ànd ak ñun daal di ne lii sawar nañ ci ministère bonne gouvernance lii la ñu wax lii ngeen sumb nii ñun sawar nañ ci dinañ ci ànd ak yéen parce que dafa méngoo ak suñu gis-gis dafa méngoo ak suñu mbébét waaw bu fekkee ministère gis-gisam ànd na méngoo na ak mbébétu société civile ànd boobu day yomb rek. tey lu tax ngeen gis ne que njëriñ li dafa nekk askan bi dugal seen bopp ci doxalinu budget bi ndax dafa di ñoom ñoo ko sollicité wala dafa amoon ay blocage. dafa fekk rek dañoo toll ci jamono boobu li ko indi tey mooy ci àdduna wërngal képp ñëpp dañu àndandoo daal di ne bu ñuy wax waxi bonne gouvernance na fekk xaalis ba nga xam ne mooy téye bonne gouvernance boobu ñëpp àndandoo nañu daal di ne lii la ñu am ci xaalis nii la ñu àndandoo daal di déggoo ci naka lañ koy utiliser ñu àndandoo daal di koy saytu ñu àndandoo daal di xool ndagam nañu ko jëfandikoo méngoo na ak nañu ko gisee woon loolu mooy li ñëpp àdduna wërngël képp la waaw bu ñu ñëwee nag ci Afrique de l'Ouest UEMOA daal di def benn directive daal di ne nii la ñu bëggee gouvernance ci affaire budget daal di tëdd ñetteel bi Sénégal bii budget bii nga xam ne mi ngi jóge ñu ngi ko adopté ca conseil des ministres bu bii passé rek budget wu 2019 bi am na ci leen loo xam ni dañ ko cee wax mooy ne dinañu fexe ba transparence budgétaire bi daal di law ci biir Sénégal ñëpp akkimoo ko citoyens yi akkimoo ko te ñiy téye budget bi di ko doxal daal di koy doxal ci anam goo xam ne citoyen bu jóg dina mën a de man kat gis naa sama bopp ci budget bi donc li RCTB di def nii sumb ko ànd ci ak ministère de la bonne gouvernance dafa méngoo rek ak li nga xam ne waa ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi tey loolu la ñu wax ni fii la ñu bëgg mu dem mu méngoo ak li nga xam ne société civile itam daf ko yàgg laajte fa la ñu toll. Merci beaucoup.